mbokk yi man Alpha Ba maa ñëw pour waxtaan ak yéen par rapport à benn situation boo nga xamante ne moom moo xew au sein de notre communauté. wumpalewu leen ni depuis bientôt 3 à 4 jours fële si 5007 bi am na ay engins maanaam ay ndëraan yu fa nekk commencé benn liggéey ñu jàpp ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communauté bi muy ñi fi yor ndombu tànk ak ñi nga xamante ne dañ fi yeewoo ak ñi nga xamante ne dañu gouverner sur le plan administratif li tubaab di wax droit à l'information defuñu ko ak ñun parce que li xew dafa bette parce que ñun dañ jàpp ne ay nit bu fekkente ne yow da nga jàpp ne li xew yéen a ko bokk nga am foo féete ñoom it ñu am fu ñu féete même boo jàppee ne yow yaa leen yilif dañ ne baax na ngay communiquer parce que tubaab def ne lu flou rek dafa fekk netul li xew nag dafa flou parce que depuis jeudi dañu constaté ne 5007 bi dafa am début de chantier ñu xëy dem fa ñañ fa fekk dañ leen laaj ñu xamal ñu loo xamante ne daf ñu yéem maanaam ci gàttal jëlee nañ ci 5007 bi plus de 8000 mètres carrés mu nekk seen moomeel li tubaab di wax dañ extraire sous le 5007 plus de 8000 mètres carrés nan la demee lan lañ utiliser ñoom ñoo ko xam pour le moment parce que nit olof dafay wax ne lu la bette am nu mu la def léegi nag yéen ñi nga xamante ne yéen dëkk Wakaam dinañ leen xamal ne am na ñenn si ñun te bu waxtu yu jotee pour ñu yegg fenn fi danañ ko def ñu dem au niveau de l'administration extraire une partie de notre titre bi nga xamante ne indivision lañ ci wax maanaam dem nañ ak seen ay sañ-sañ maanaam à l'encontre du peuple dem def loo xamante ne ñoom rek ñoo xam lan la parce que waxuñu si ak mbindeef wala ñun ñi jàpp ne ñoom dañ jàpp ne ay yilif lañ ñoom ñoo ñu yilif def nañ loo xamante ne ñun yëguñu ko te bëri na ci waa dëkk bi ñoo xamante ne koo ko wax daf la bett léegi nag ñu ngi leen di xamal benn mbir ñun ñu ngi ci liggéey mooy maanaam dem jéem a seet gëstu pour xam loolu noonu lan mooy laytaay li parce que administration man na def mais ku am sañ-sañ aussi wala war a dem pour ñu xam la boo demee danañ la xamal ñu ngi ci nag parce que 3 jours lañ def xam nañ loo nga xamante ne am na ay certitude ak loo xamante ne incertitude la mais am nañ yaakaar ne dans 48 heures au plus tard mercredi des certitudes vont tomber et ça va nous permettre de communiquer pour que waa Wakaam xam lan moo xew droit à l'information mooy la chose la plus banale actuellement fi àddina tollu ñi ñuy waxal nag ñoo defuñu lu si mën a am dans 72 heures dinañ ci xam lu leer laytaay yëpp danañ ko xam lu ci waaye def lu ne dañu situer les responsabilités te dañ jàpp ne aussi dañ nekk ci dëkk boo xamante ne Sénégal la tudd te lois et règlement dafa am solo torop te ñu gëm ko loolu lañ ne woon danañ ko wax waa Wakaam yi ñu xam ko bu ko defee ñu fàggandaku xam ne am nañ seen ay doom xamuñu dëkk lan mooy seen niveau de responsabilité yu dem def jëf ju ñaaw jooju ci 5007 bi nga xamante ne dañ ko bokk loolu on tenait à le dire et di leen xamal aussi ne leen damay faral di wax ne mbajum kanam boroom a koy fajal boppam ay nit yoo xamante ne dañu jàpp ne ñoom ñu yilif d'accord ne nañ ñu yilif ñoo xam nañ ñu yilif parce que yilif nit bokk na si mais quand même boo demee ñëw ci loo xamante ne ndénkaane la boo demee ñëw naka maa ci def lii maa ci def la mais di dox pour sa soxla bopp xanaa nit ñi dañoo dof loolu fu mu am dafa am loo xamante ne nangu ko sax xëy dof la ñoo bañ te dinañ bañ ba dugg ci géej gi loolu laa ne woon tey dinaa ko wax pour que kenn ku nekk dina xam lan mooy sa responsabilité et puis nañu bàyyi aussi benn mbir doon kilifa te lu xew ci dëkk bi buñ la laajee nga ne yëguma tinuma waaye kilifa goo xamante ne lii di xew doo ko yëg ñun luñ lay doyee doon kilifa yow lii di xew yëpp daf lay bett doo wax wala li ngay wax yëpp ay problème yu nit mënu la comprendre luñ la wax nga ne yëguma dañ ci yoreb dëkk kilifa day am ay bët day am ay nopp lii xew da koy yëg ku mënul xam li xew
waaye nooy gouverner loolu laa ne woon naa ko wax jox nit ñi rendez-vous dans les prochaines heures pour ñu dëgg encore dans beaucoup plus de détails parce que ñun gëm nañ ni li xew bu ñu leen ko waxul dañ leen nax danañ leen ko wax nag loolu laa ne woon tey du ma tëdd si ab lal te waxuma ko jërë ngeen jëf on vous donne rendez-vous dans les prochaines heures merci. mbokki Wakaam asalaamualeykum seen mbokk Amadou Tidiane Ndiaye di doomu Wakaam Guy Soor mooy waxtaan ak yéen ci xew-xew bu am ci 5007 li tax nag ma jóg pour bëgg ci waxtaan ak yéen yàgg naa yëngatu comme sama morom yu bari ci li jëm ci patrimoine Wakaam mën naa wax sax su ma juumul ne depuis 2004 la waaye li yéeme mooy depuis 2004 bi ma nekk fi ba tey li nga xamante ne moom laa gis ak samay nawle yi ñu àndal ñu découvrir ko fii dafa nekk lu doy waar lu yéeme loo xamee ne musul xew ci suufu Wakaam liggéey nañu montagne rouge ñu koy wax montagne rouge muy 68 69 terrassé nañ ko joxe nañ ko suñuy mbokk yi dëkk nañ fi suñuy doom yeeg suñuy moroom yeeg suñuy rakka yeeg suñuy mag yi dëkk nañ fa te lii ñu gis fii masuñu ko fa gis ñu jóge foofu ñëw ci li ñuy wax 5007 te mu nekk léegi TF 1751 NGA ex 5007 ñu commencé terrassé nañ fa jëm ci 27 hectares ci 31 hectares yi ñu fa am ñu dem ba nit ñi dëkke ko benn mètre Wakaam ñàkku ci ña fa dëkk sax amaguñu seen titre foncier mu des donc ñeenti hectares à peu près à 5 hectares yu ñuy wax super plateau ci jamono yi ñu seetlu ni dafa am ay activités yu fa am ay yëngatu nit taxaw fa di am lu muy def ci suuf si am ñu fa dem man mii bokk naa ci ba ñu demee ka ñu fa fekk ñu laaj ko loo fiy def ba ñu ko laajee la mu ñu wax dafa leer nañ man dama yore samay këyit amul lu may wax kenn wax na fa sax wax ju ñaaw yu jëm ci waa Wakaam waaye loolu danañ ci dellu si mu taal otom dem yoonam ñun ñi àndoon ñu wëlbatiku ne nañu jaar yoon ñaar ci ñun am keneen ku ñu contacté ñu fexe ba jël huissier ba ñu jël ba mu ko somee waa jooju nga xamee ne moom lañ fekk woon foofu dafa ne ba tey du tontu huissier ba jël la nga xamee ne moom la récupéré ci waa jooju mooy tontu waa ji tontu boo xamee ne mooy daal man awma lu ma leen di wax ñu yaakaar ni comme moom dafa ne am na ay këyit boo ko yoree su fekkee titre foncier la wala beneen titre de propriété yow ñu fekk la ci place dama yor këyit la gën a yomb gën a mën a indi jàmm mooy nga yëkkati ko wane ko waaye boo demee ba nga am na looy nëbb ça veut dire que soit yow da nga yorul la ngay wax walla la nga yor nang ko amee amin ba dafa doy waar ñu daldi jóge foofu sa ëllëg sa ñu ni du ñu yam fii ñu daldi dem di gëstu administration ci gàttal lañu fa gis nag dafa yéeme
la ñu fa gis dañ ko mësul gis ci titre foncier Wakam bi nga xamante ne ñu ngi ko inscrit depuis 1948 ñu bari fi moo leen mag man booba sax xale bu tuuti la 1948 lañ ko inscrit 1948 ba tey ba 2018 wóor nañu ne changement bi am bu amee mu ngi am entre 2017 2018 ba jamono yi laa wax masuñu gis ku jog Wakam ne dama am ndombu tànk nga jog sañ-sañ bu mel nii nga ne yaa ngi koy def donc loolu la ñu ne woon ne bu ñu ñëwee danañ ci waxtaan ak yéen parce que responsabilité bu rëy la bu ñu yore responsabilité nekk ci mbir mi di ci yëngatu bokk koog yéen bu amee lu ñu yëg loo xamante ne day yàqal askan wi dafay gàllankoor suñu avenir doom ñu ne kat dañu ñëw waxtaan ci ak yéen alors waxtaan bi nag mooy lépp loo xamante ne war ngeen ko xam mooy ñu wax leen ko nee nañu leen ni benn waay lañ fa fekk waa ji ne ay këyit la yore këyit yi bañ ko seetee ci administration bi dañoo gis ni 5007 bi mu nekk tey 1751 NGA dañ cee dindi lu tollu ci lu manqué benn hectare te wax naa leen sànq ni leen la fay des ba ñu mën koo jariñoo ba ñu dindee à peu près 27 hectares à peu près entre 4 à 5 hectares la waaw 4 à 5 hectares yow nga jóg ak prétexte boo mën a am nga ne dama ciy def te xët lu jegeñ 1 hectare parce que 8000 mètres carrés la ak lu topp nga ne ko ci texet jox ko nit utal ko ci kayit li ñuy wax carte d'identité bu suuf moom la ko utal identité utal ko titre foncier ci gàttal tey la ñu amoon 1948 ba daaw ba ci weer yi tey ay doomu aadama yu bokk ci suñu biir jog na dem fexe ba ñàkkaloo ñu ci lu toll ci lu néew tuuti benn hectare maanaam 8000 et quelques mètres carrés pour mu ngeen ko mun a xayma mooy bu ngeen xamee foofu nga xamante ne moom la fi ñuy wax immeuble Belge nekk te Wakam am fa benn immeuble la ñu leen fa jox ñoom ancien maire bi joxal leen ko waa Wakam mujje ko dëggal ba am ca loola lañ leen jox tollu na ci maanaam lii ñu dagg tey ba ñu ñàkk ko moo ëpp loolu ñu jox foofu pour ngeen xam nattable ngeen xam ba pare ñaata la donc kañu ko jox bu ko fekkee ne ay parcelle kese la ko dagg ci xayma bi parce que li ñuy wax dafa leer nañ mbir la bu ñu xam parce que dañ ci yàgg ci xayma waa ji lu bon mun na fa am 44 à 45 parcelles te wax naa leen ni la fa des c'est entre 4 ak 5 hectares 4 ak 5 hectares yooyu suñu defee li ñu war a def yépp mënuñu fa génne lu ëpp 250 parcelles waaw 250 parcelles su fekkee moo fa waroon am yow nga jog waxtaanuloo kenn lu ñëpp bokk lu ñuy oowe indivision nga jog sa sañ-sañu bopp ni ci texët lu toll ni 44 à 45 parcelles ci xayma nga jox ko koo xamante ne moom waxuma ne day du sénégalais waaye damay wax ni ñun li ñu moom bokk ci donc loolu la ñu ne il faut que yéen ngeen xam ko parce que bu ñu leen ko waxul ñun suñu bopp dañuy am jam-jam donc suñu obligation mooy ñu ñëw wax leen ko bu ñu leen ko waxee bu pare nag la cay tegu mooy wax nañ ne responsabilité mais aussi am na à part responsabilité bi ñuy assumer am na ay droit suñuy droit yu ñu war a exercer ñu ngi jàkkaarloog yéen di wax ak yéen ñun ñi nga xamante ne ñoo gis mbir mi ak ñiñ ci jot a waxtaanal
jàpp nañ ne danañu dem ca yoon. yéen ñi ñuy waxal nag yéen itam ñu ngi leen di ñaan képp koo xamante ne bëgg nga ñëw ànd ca loola ngeen ñëw jegeñ ñu danañ leen wax nan ngeen di def ba ñu formaliser wu ba xam ni ñu mun a jaare ci yoon ba suñu alal ñu fexe ba nu ñu ko mën a jëlaatee parce que ñun itam dañuy xalaat suñu avenir u doom yi loolu lañ ne woon ne dinañ ci waxtaan ak yéen. am na nag ay détails sax yuy ñëw am na sax loo xamante ne en attendant sax ñu waxtaan ko war nañ ci mën a yegg moo di ne mbir mi suuf si mais li tubaab di wax indivision moom la lan mooy indivision mooy bien bu ñépp bokk ñi ko bokk faw buñ laata mën a def dara yëgoo moo ciy mën a am déggoo moo ciy mën a am. or ñépp gis na ne mbir mi mais déggoo amu ci depuis 2009 su ma juumul 2015 yëngu-yëngu am na ci kaw foofu jàppal bàyyil ba far ñun ba ñu jógee am ñu àndal ba ñu demee Descos yàlla def na kooku ñu ngi koy remercier sax di ko sant di ko gërëm parce que jéego yu rëy defoon na ko ci. mooy ku ñu wax colonel Sabouri Ndiaye yàlla def na ba léegi moom moo nekk Descos moom day am naa yaakaar ni mbir mi bu ko yëgee dina war a jaaxle ci li ma yaakaar parce que kat ba ñu demee toog ak moom réunion Descos ca suba ga ba exposé ko yépp ca la ñu ne ñu ne ci ngoon gi sax am na ndaje mu ñu préparé pour ci mbir mii ñu ngi koy defee ministère de l'urbanisme jamono yooyu moom direction mu ngi dépendroon ci ministère de l'urbanisme ba ñu toogee ca ngoon nga ñu dem fa ña ko fekkee woon mën naa tudd ñenn ci ñooñu mën naa ci tudd jaraaf Oumar Gueye Samb mën naa ci tudd jaraaf Alioune Gueye mën naa ci tudd Karim Diop mën naa ci tudd Laye Samba mën naa ci tudd suma juumul Moussa Ndoye sama goro ak man mii maire ba sax ñëw na fa ci gàttal ak ñeneen ñi ñu àndaloon ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekkoon walla wala ne ñoom faw ñu liggéey ñu ne leen arrêté leen ñu waxtaan ñoom ñëwuñu résultat kilifa yee nekkoon foofa muy colonel Sabouri ak ñu mu àndal directeur de cabinet ba en tout cas noonu la ñu fexe ba ñu génne benn arrêté bu indi jàmm ci kaw ci ñaay bi foofu jàmm jooju di sax di wëy ba ci jamono yi ñun nag ñu yaakaar ne loolu toogagu ñu waxtaan ba léegi waaw mais entre temps am ñu jóg dem fexe ci biir divergence boobu maanaam wuute boobu ñiy jàppal yi ñu war a waxtaan benn nit wala ñaar jóg dem fekk suñu alal li tubaab di wax dissiper jël ci une partie fexe ba tey ñu nar koo ñàkk loolu lañ ne woon ne dinañ leen ko wax ñun nag am na lu ñu yoon may yoon moo wax ne indivision bu ñu demee ba war ci def li tubaab di wax acte de disposition il faut absolument waxtaan am li ñuy wax consensus. Nous sommes dans une république te république ku fa nekk faw nga sàmmonte ak li tubaab di wax le principe de l'autonomie de la volonté man yéen ñu jàkkaar lool ak kenn ku ci ne ci république sa volonté yow maanaam li nga wëgg def ci li nga bokk boo ne lii laa ci d'accord loolu la ñu war a mën a sàmmonteel ànd ci ak yow waaye waruñu la mën a jëmale ku d'accordul ak yow ca la nga xalaat mu bëgg la jël yow indi xalaatam imposer la ko tegal la ko loolu yoon moo ko nanguwul te loi yaa ngi fi ñun ca loolu la ñuy sukkandiku ñu ànd ngeen ñëw ñu waxtaan ñu jéem a seet nu ñuy def ba jéem a fexe ba ñu delloo ñu suñu yëf
loolu laa amoon lu may waxtaan ak yéen mbokk yi di leen gërëm di leen sant wasalaam.